collaborateurs yi ngeen àndal di nuyu sama collègue bu député yi monsieur le ministre maa ngi lay nuyu tey nag fi may ñëw rek mooy ci wàllu ndox mi rawatina fi nga xamante ne mooy Touba. am na ku ko wax léegi président Macky Sall bi mu nekkee ministre de l'hydraulique bokk na ci ministre yi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu def Touba ci wàllu ndox mi waaye bi mu nekkee président de la République mooy président bi nga xam ne moo gën a néew lu mu def ci wàllu ndoxu Touba ndax ministre de l'intérieur ci màggalu Touba yéen ñëpp da ngeen ko mu wax ko ñaari forage ngeen fa def ñàkk ndox mu metti mi nga xam ne am na Touba yéeme na ba nga xamante ne jàpp nañ ne mosu faa am wala gëj na fa am ndax depuis 2000 ba léegi jàpp nañ ne lu mel noonu gëj na fa am loolu nag duñ la mën a gun a wax dara parce que comme yaa ngi doog a ñëw ci wàllu ndox mi ñi ngi lay xaar ba baneen yoon ba xam loo fay def mais daal na nga xam ne daal ci wàllu ndox mi ñi la jiitu woon ci régime bi 8 ans yi moom defuñ fa tus ci wàllu ndox mi loolu moom nga xam ko am na ku ma dégg it mu wax ne Touba dañu war a fay ndox Touba dañu war a fay ndox dama jàpp ne waxoon naa ko fii ci nga wutu Touba ke leen di fayloo ndox moom kooku dikkagul du léegi te jàpp naa ne mun na yàgg lool ku guddul fan dëgg-dëgg mën nga koo bañ a fekk parce que loolu lu yàgg lay doon ndax nekkul xalaatu waa Touba nekkul ci seen mental Touba fas yéene wuñ ko ndax amul benn xalifa ci Touba boo xam ne da nga ñëw fekk loo xam ne sëñ Modou Moussa defu ko woon sëñ Fallou defu ko ñi fi jaar ñëpp kenn defu ko nga ñëw ne dinaa ko def di ko teg askanu Touba loolu du ma sa am jërul sax ngeen di ko xalaat wala ngeen di ko séentu beneen ba ca topp mooy dama jàpp ne yëpp aw askanit mënu la weesu nga fekk ñu am ñaar fukki forage ak juróom-ñeent nga def fa ñaari forage ñëw naan leen jox leen ma seen forage yi ngeen am yépp ma boole ko ak sama ñaari forage di leen fayeeku loolu sax dama jàpp ne nit waru koo xalaat bu fekkee nag loolu moo tax li leen war ci wàllu ndox ma defu leen ko fa kooku ba yeboo da ngeen di sonal seen bopp mais du ma sa am ci wàllu li nga xamante mooy wàllu assainissement fii wax naa leen ko ba tàyyi nee naa leen Touba mi ngi jëm ci jamono boo xam ne bu ñu ci àggee màggal gi si biir nawet lay doon yàgg naa ko wax ñëpp gis nañu màggal gi jàll dëkk bi ni mu mel ak ndox kenn mënu la dugg kër yi fees dell ak ndox ma lay laaj yow loo ci nisër am na nag loo ñu wax ndax wax nga ci sa biir rapport bi ne fukki dëkk yoo xam ne war nañ faa def assainissement boole ci Touba mais Touba toujours bu ngeen di wax dama bëgg ngeen koy attee ci wàllu population ak tolluwaayu dëkk ba ca bañ ñu attee ci wàllu tariixa wala wàllu diine wala yooyu ndax Touba ña fa nekk ay sénégalais lañ dañuy fay ay taxes di fay impôt lépp loo xamante ne sénégalais da koy def ñu koy def kon dama jàpp ne assainissement dafa jaadu Touba am ko ndax dëkk boo xam ne boo jëlee benn quartier rek muy Daaru Marnaan rek boo ko jëlee moo ëpp Jurbel benn quartier ci Touba Daaru Marnaan rek boo ko jëlee moo ëpp Jurbel kon da boo jëlee Daaru Xudus moo ëpp Jurbel dëkk bu toll noonu jàpp naa war nañu bu ñu koy xayma waruñ koo lëkkale rek ak dëkk boo xam ne boo jëlee benn quartier ci Touba rek moo ëpp sax laa la wax boo yeexee raison ba ci wàllu lu yaatuwaay kon dama jàpp ne xoolaat leen bu baax ni ngeen ñuy nattalee ñun waa Touba bi ngeen ñëwee léegi nag ni ngeen di nattee moom ñun gisuñ ci suñu bopp ndax à chaque fois bu ñu ko tuddee rek bu ñu nee Touba rek daal di ne religieux daal di tuddaat beneen dëkk tuddaat beneen dëkk bu boobaa day métti ci askanu Touba ndax nag wax dëgg yàlla dëkk boo xam ne tey la fa nekk si ay quartier ñun ñu fa dëkk sax daf ñoo yéem ci rëyaay mën nga daw lu mat 20 kilomètres wala 20 nangam kilomètres doo génn dëkk bi côté bu nekk nga mën koo def doo génn dëkk ba amul fenn fu mu amati ci Sénégal dëkk boobu nag boo koy nattal war nga xool la nga koy nattal ndax wax ngeen ko léegi danaa ci ñëwaat 112 forages 2 forages donc ngeen def Touba ci 112 forages yoo xam ne nee ngeen 2018 bi ngeen xaymaa def ngeen ko loolu rek doy na sëkk ne da ngeen a nërta def dara Touba mais am ngeen maanaam matuwaay yi mi ngi fi man-man gi mi ngi fi mais jëf jë ngeen bëggul a def mooy da ngeen a bëggul defal dara Touba ndax 112 forages ngeen def 2 forages Touba loolu jàpp naa ne Touba ñoru leen jërë ngeen jëf. Madame la Présidente, Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, Monsieur le ministre en charge des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, maa ngi leen di nuyu mes très chers collègues. Monsieur le ministre,
avant de rentrer dans le fond de mon intervention, je voudrais saluer vos collaborateurs, les membres de votre cabinet, mais les directeurs qui sont avec vous, et citer particulièrement le DG de l'ONAS, le DG de la SDE, le DG de la SONES, de l'OFOR et de l'OLAC. Monsieur le ministre, li fi nit ñi wax rek moom moo am. Je voudrais d'abord vous féliciter pour la qualité des documents que vous nous avez fournis à la commission élargie des finances. Mais nit soo koy jox ay documents te du ko jàngat day ñëw ba fii di wax loo xamee ni nii bind nañ ko mu leer defe naa seen bilan ci wàllu liggéey kenn waru ci mën a teg dara parce que lépp dañ koy duut baaraam su ma gisee kuy wax naan waaw mais fan la forage yi nekk wala fan la château d'eau yi nekk xanaa xoolu leen rapport bi PUDC def xanaa xoolu leen rapport bi nga xamee moom la ministre bi daan indi di ko teg nga xamee ni lépp loo xamee ni réalisé nañ ko def na ko kon da nga nekk ci secteur boo xamee ni soxla yi dafa bare mais vision mënul passer président de la République def programme ni dama bëgg a liggéeyal ëllëg wax ci biir programme yi ni dama bëgg ñu def accès universel à l'eau et à l'assainissement. Quel vaste programme et quel grand vœu ak ban bëgg-bëgg parce que ndox dafa nekk lu vital mais assainissement itam dafay jox dignité doomu aadama kon ki taxaw xalaat loolu bëgg ko ba fu Sénégal ak fu sénégalais nekk loolu mën a am defe naa ne vision mënul ëpp loolu. Alors monsieur le ministre su ñu doon tàmbali rek xam nga KMS 3 bu amee c'est que dafa am KMS 1 am KMS 2 mais loolu réglé wul problème bi parce que ndox mi mënuñ ko jëlee toujours foofa di ko transporter di ko indi fii ci Dakar xam ngeen ni suñu réew nu mu bindoo ak Dakar ban population la am ci réew mi kon je crois que vision mooy fexe ba def ay unités de dessalement d'eau c'est d'autres alternatives yoo xam ne suñ ko exploiter dina mën a jariñ li may wax au passage maa ngi ci nuyu suma xarit Ablaye Sène nga xamee ni c'est un homme du sérail ko xam secteur bi maa ngi koy nuyu di ko sargal bu baax ci responsable yi ñu ko dénk ci secteur bi. Monsieur le ministre ma ñëw ci affaire réforme bi la réforme est une bonne réforme hydraulique rurale bi lu baax la mbir nag boo ko doxalee da nga koy évaluer mais li xewoon baaxul ça je le dis tout haut moi je suis un maire d'une commune rurale et je pleure parce que dama bëggoon la compétence là de l'hydraulique rurale sax ñu transférer ko au niveau des mairies ñu bokkoo ak yéen di ko saytu mais ce qui se passait aussi est inadmissible ay comité de gestion yoo xamee ni xamuloo lu ñuy liggéey su paanee doo xam naka la ñuy def dañuy jooy wàllu su ko defee c'est les services vos propres services ñooy ñëw li leen dimbali alors que ils ont des bilans ñu ne bilan yi am na xaalis bi mënoo ko gis mais kooku il faut le changer te loolu jàpp naa ni nañu def évaluation mais réforme bi buñ ci dellu si c'est une réforme bu am solo boo xamee ni dinañu mën a permettre ñu renouveler le réseau ba nga xam ni les pertes yi ñu tuddee les pertes techniques ñu mën ko dindi et les pertes non techniques parce que dinañu mën a évaluer commercialement ñaata dëkk bu nekk ak forage bu nekk ñaata nit lay servir ndox mais loolu yëpp c'était fait dans une opacité totale et je crois que la réforme est là et doit pouvoir corriger un certain nombre de choses. C'est vrai maintenant que la démarche doit être une démarche boo xam ne day permettre que ñu waxtaan ci def évaluation bi gën a waxtaan ak nit ñi gën a waxtaan ak population yi à la base mais je crois que suñu ko defee cette réforme là va être acceptée. Alors monsieur le ministre, je voudrais faire le plaidoyer des villages qui sont situés le long de la conduite du lac de Guiers, surtout les villages yi nga xam ne dañ fay def ay forages pour ñu renforcer la conduite du lac de Guiers. Ces villages-là, il faut que ñu am discrimination positive en termes d'extension de réseau et en termes véritablement ni ñu ko tuddee. Merci. Madame la Présidente, appel au règlement. Madame la Présidente, appel au règlement article 63.